نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله. Très chers amis téléspectateurs de Kalimatul Haq, nous sommes ensemble en ce jour béni autour de notre 50e séance qui coïncide avec notre deuxième rencontre sur Souratul Qiyamah. Vous le savez, c'est la 31e révélation qui est la 75e sourate dans le Coran. Mbokk yi ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala ñu ànd ci sunu juróom fukkeelu jataay muy tolloog ñaareelu ndaje bu ñuy amal ci suratul qiyaama bii di fanweer ak benneelu saar bi wàcc ci yonent bi alayhi salaam. waaye boo demee ci mushaf bi ci téere bi moom mooy juróom ñaar fukk ak juróomeelu saar. Après avoir démontré la véracité de la résurrection dans la première partie, la deuxième partie, du verset 16 au verset 19, nous explique, nous indique comment nous devons nous comporter avec le Coran qui est le seul guide, le seul moyen pour nous préparer à affronter le jour de la résurrection. La troisième partie, du verset 20 à 35, nous parle de la mort, c'est-à-dire la porte d'entrée dans la vie future. Enfin, la quatrième partie conclut, du verset 36 à 40, par trois questions essentielles que personne ne peut fuir. Mbokk yi ci sunu ndaje bi wees xaaj bu njëkk bi ci suratul qiyaama waxoon nañu jox nañu firnde yi wane ni bis penc ci lu wér la. tey nag ci ñaareelu xaaj bi muy laaya fukk ak juróom benn ba fukk ak juróom ñeent mu ñëw di nu jàngal ban taxawaay lañu war a am sunu diggante ak alquran ndax alquran moom moo nuy préparé moo nuy waajal ci yu rëy yi nu jëm bon faw ñu xam nan la ñu war a taxawe ba mën ci jariñu. ñetteelu xaaj bi di laay ñaar fukk ba fanweer ak juróom dikk di nu wax ci wàllu dee mooy jéego bi njëkk ci jéegoy àllaaxira. ñeenteelu xaaj bi di fanweer ak juróom benn ba laay ñeent fukk dikk nag tëj saar bi ci ay laaj yoo xam ne yi kenn mënul rëcc ci tontoom lu ko mooy rek alkande dikk yàlla nañ ci yàlla musal. La deuxième partie indique avec subtilité comment aborder le Coran qui nous donne les clés de la réussite le jour de la résurrection, les clés de la réussite le jour du jugement. Mbokk yi ñaareelu xaaj bi dafa ñëw di nu jox ay caabi yoo xam ni moom moo nuy may ñu xam yan bunt la ñuy tijji ba mën a mucc bokk ci ñi am ndam bokk ci ñiy texe bis penc bokk ci ñiy texe bis bu nu yàlla taxawalee di nu càmbar. Les savants rapportent que lorsque Jibril alayhi salam révélait le Coran au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, celui-ci récitait en même temps que lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de patienter jusqu'à ce qu'il ait fini de lui révéler le passage ou la sourate.
et l'écoute attentive du Coran. Donc cette écoute attentive, cette lecture méditée, méthodique est la condition pour comprendre le Coran. Mbokk yi boroom xam-xam yi wax nañu ni yonent bi alayhi salaam bu Jibril ñëwaan di ko jox waxyu gi jamono bi Jibril di joxe waxyu gi dafay ànd ak moom di tari yàlla nag jubbanti ko ni ko déet muñal déglu Jibril ba mu pare déglu ko tekkeerlu ko xerawlu ko ba mu pare nga ni bon xerawlu alquran jàng alquran an ak teewlu kooku mooy mën a tax ñu dégg alquran mooy mën a tax ñu jëriñu ci alquran. Il dit dans les versets 16 et 19, ne te précipite pas de réciter. Nous fixerons ce Coran dans ta mémoire et nous te le ferons réciter. Suis donc attentivement sa révélation. Et après, ce sera à nous, pas à toi. Ce sera à nous de t'expliquer, de te faire comprendre et de te faciliter l'application de ce Coran. Allahu akbar. Yàlla wax yonent bi alayhi salaam ca yërmande ja laa tuharrik bihi lisaanak li taajala bi bul yàkkamti bul tari ànd ak Jibril déglu ko rek lu mu wàccee ci sa nopp rek dinañu ko téye saxal ko ci sa xol dinañu la yombal tari gi waaye summa inna alayna bayaanahu su loolu jàllee man maa lay leeralal alquran maa lay yombal jëfe gi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu bon fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Le Coran insiste sur cette attitude. Au verset 114 surat Taha, il dit au prophète alayhi salam et par-delà lui, il s'adresse à chaque musulman, ne te hâte pas de réciter le Coran avant l'achèvement de sa révélation. Comment nous le comprenons? Ne vous hâtez pas dans la récitation du Coran. Prenez votre temps, méditez, même si c'est un mot, un verset. Ne vous dites pas, comme disait Abdullah ibn Mas'ud, je veux arriver à la fin du Coran ou à la fin de la sourate. Bokk jubal bi alquran taxaw na ci lu yàgg suratu Taha mu ne yonent bi alayhi salaam bul yàkkamti ci alquran di bu ñu la koy wax yu di la ko jox déglul ba ñu pare li nga xam ne moom la ñu lay jox wala taajal bil qurani min qabli an yuqda ilayka waxyu xoolal nous te révélons le Coran par fragments pour que tu le lises lentement et que tu le transmettes posément aux gens. Verset 106 sourate Isra. waxaat na ko mu ne que alquran ji bul gaawantu ci jàng ka nazzalnaahu ñun ñoo koy wàccee di ko faram fàcce li taqra'ahu ala nnaasi ala mukth wa nazzalnaahu tanzila ngir ngay jàng ka yow ci dal ci teewlu jàngal ka nit ñi ci dal ak teewlu laaya téeméer ak juróom benn suratul Isra. Chers frères de Kalimatul Haqq, la troisième partie, c'est-à-dire du verset 20 au verset 35, nous parle de la mort, mieux nous explique la mort, qui est l'antichambre de la résurrection. Mbokk yi ñetteelu xaaj bi dikk nag wax ñu ci alquran wax ñu ci dee jàngal nu dee mooy lan ndax dee dafa am solo ndax moom mooy bunt bi nga xam ne moom moo ñuy jële adduna bi yóbbu nu ci dundu aljanna yi. Il dit hélas, vous préférez jouir de ce monde de sorte que vous négligez la vie future. Kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tadharuna al-akhirah.
wér na ni yéen bëgg xir ci xéewalu àdduna ak bànneexu àdduna bi ak jàpp ci àdduna tax na ba tadaruna al axira faaleetu leen alaxira waajalu leen seen bopp ci alaxira. Et pourtant ce jour-là, dit le verset 22 au verset 25, des visages rayonneront en contemplant leur Seigneur, tandis que d'autres seront sombres, assombris par la certitude du châtiment qui va s'abattre sur eux. Bokk yi wujuhun yawma idin nadiratun, bis boobu da ngay gis ay kanam yoo xam ne dañuy naat leer rafet biññi ila rabbiha nadira, ngir ñu ngi xool seen borom. yal nañ ci yàlla wërsëgal. wa wujuhun yawma idin basira, nga gis ay kanam yoo xam ñu nga ni foññi ñëkk. yal nañ ci yàlla musal. lu tax ñu mel noonu? tadunnu an yufala biha faqira, ndax dafa leen wér ni ñoom tey dañu leen di mbugal, dinañu rëq seeni ndigg. Les versets suivants expliquent la mort. Et sachez qu'en dehors des prophètes, personne ne peut expliquer le phénomène de la mort. Même la science ne nous a donné à propos de la mort que des indicateurs, des symptômes. Il nous parle d'arrêt du cœur, du pouls qui cesse de battre, de l'encéphalogramme plat, le corps froid, etc. C'est pas la mort. mbokk yi laay ci topp dikk nag wax ñu dëgg-dëggu dee, xaqiqatul mawt. lan mooy dee? dama lay wax lenn de, boo fi bàyyee yonent yi amul kenn ku la mën a wax lan mooy dee. même science bi nga xam ne moom la ñuy jaamu ci suñu jamono yi, science boobu waxagul luy dee. lan la lay jox? ay tegtal yuy wane ni waa ji dee na. dafa lay wax ne xol bi yëngootul, moom day deret ji dawatul, waa moom yuur gi doxatul, yaram wi sedd na guy. yooyu du dee, yooyu tegtalu dee la. Voici ce qui se passe à l'heure de la mort. Notre âme se retirera d'abord de nos jambes, remontera vers notre gorge pour sortir avec notre dernier souffle. C'est l'inconnaissable. lii mooy xew bu dee jotee ci képp kenn ci ñun. sunu ruux gi dafay commencer génn, tàmbalee ko ci tànk yi di génn di yéeg jëm ci baat bi, ci boli gi. bu ca yeggee nag bu noyyee bu mujj rekk ruuga ànd nag moom dem. Les versets 26 à 29 nous disent: eh bien, quand l'âme arrive au clavicule et qu'on implore un remède, le mourant, lui, sait que c'est l'heure de la séparation. Ses jambes s'entrelacent. C'est le jour du retour vers ton Seigneur. mbokk kal wér na ni isa balagati taraqi, boo xamee ni bii ruu googu mu ngay yéeg ba yegg ci mbagg yi, yaxi mbagg yi. wa qiila man raaq, ñëpp ñi ko war a ngi yuuxu di jooyoo di jaaxle. ana kan moo ko mën a faj? ana kan moo ko mën a delloo si tey ruuxam du génn? wa danna annahu alfiraq, booba jamono jarag ji moom wóor na que ni tey lay tàqalikoo ak njabootam, tàqalikoo ak ay am gi jàmmam, tàqalikook liggéeyam, tàqalikook alalam, tàqalikook àdduna. waltafati saaqu bi saaq, ñu yëkkati tànk yi jaxasoo, nangootul taxaw. ila rabbika yawma izinil masaq, lu xew? ñu ne ko tey soxla woo tànk yooyu doxe, ci sa borom nga jëm. mbokk déggal, le sens apparent de ce verset est que la mort des jambes signifierait les jambes qui ne tiennent plus debout. Mais le sens profond, selon les savants,
est la levée des voiles du ghaib qui permet aux mourants de voir l'au-delà, de voir les anges, de voir le barzakh, de voir les punitions et les récompenses, de voir le groupe qui accompagne l'ange de la mort s'adresser directement à son âme. mbokk yi waltafati saaqu bi saaq tànk yi lemo dégg-dégg bi njëkk mooy képp kuy dee dootul mën dox boo ko yëkkatee day daanu tànk yi damm na waaye boroom xam-xam yi ni beneen dégg-dégg ngi ci mooy ni yëkkati nañu kiiraay yi doxoon digganteem ak xaybu mu jàkkaarloog lépp bon àdduna ak àllaaxira jaxasoo na ci moom mu ngi ni jàkk ci barzaq ni jàkk ci mbugal yi ni jàkk ci bànneex yi mu ngi ni jàkk ci malakal mawti ak mbooloo mi mu àndal ñëw di wax ak moom di wax ak ruuxam. Voici, dit le verset 19 sourate Qaf, voici les souffrances de l'agonie qui te dévoilent la vérité qui te laissait indifférent. Et le verset 22 sourate Qaf ajoute, nous levons aujourd'hui le voile et ta vue est perçante. Ta vue n'a plus de limite. Tu vois l'au-delà. mbokk yàlla wax na ka suratul Qaaf mu ne wa jaat sakratul mawti bil haqq mu ne mettitu dee dikk jàpp la nga gis ni dëgg ngi nii daalika ma kunta minhu tahiid mu ne lii moom nga bañoon a dégg moom nga nanguwul woon ni bis penc am na ni alaxira am na ni dara amu fi lu dul sunu àdduna bi suratu Qaaf laaye fukk ak juróom-ñeent laaye ñaar fukk ak ñaar ni ka fa kashafna anka ghitaa'aka fa basaruka al yawma hadiid ñori nañu kiiraay yi doxoon sa diggante ak alaxira sa diggante ak li nga xam ne moo doon kumpa ci yow tey sa bët bii mur yi teyatu ko yow yaa ngi gis ba ca cew yaa ngi gis malaaka yi ñëw di jël si sa ruux yaa ngi seen safara yaa ngi seen barzaq ña ca nekk ñu leen di mbugal ña ca nekk ñuy bànneexu yaa ngi seen lépp dara umpatu la. Sayyidatuna Ali radiallahu taala anhu disait, les gens dorment mais c'est quand ils meurent qu'ils se réveillent. moo tax Seydina Ali karramallahu wajha dafa daan wax ni annaasu niyaam fa iza maatu intabahu mu ne nit ñëpp dañuy nelaw nit ñi dañuy nelaw bu dee dikkee ci la ñuy yeewu ñu ñori kiiraay yi. Revenons au verset 31-35 qui nous disent, si le mort n'était pas charitable, ne priez pas, niez la révélation, se détourner d'Allah, l'ange lui annonce déjà malheur à toi, malheur à toi, malheur awla laka fa awla. Bokk bu fekkee waa ji di génn àdduna tey di dee fala saddaqa wala salla daawul def lu baax daawul julli walakin kadaba wa tawalla dafa weddi woon yàlla dummóoyu ko lu ko yàlla sant mu bañ topp bakkanam thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta bu demee ci njabootam mu ngay tiitaru di rëy-rëylu di kokkali yonent bi alayhi salaam di kokkali jullit ñi kooku dañu naan ka awla laka fa awla toskare ñel na la tey alkaande ñel na la alkunga gannaaw alkaande alkunga barzaq alkunga bispenc alkunga booy tabbi safara. Le malheur commence d'ailleurs quand l'ange de la mort crie à l'âme, gronde l'âme et lui donne l'ordre de sortir et que l'âme cherche à s'agripper aux nerfs, aux muscles, et les nerfs et les muscles se déchirent pendant que l'ange tire de force l'âme pour la faire sortir du corps. Mbokk yi alkaane gi mu nga tàmbali bu malakal mawti gëddee ruu gi
ni ko génnal ayyuhar nafsul xabisa yow bakkan bu salte bu tilim bu weddi sa borom génnal yaram wi nga ñëw ci mbugalu sa borom day tiit tasaaroo ci yaram wi malaaka mi di ko xëcc yonent bi alayhi salaam nee na muy jàpp ci yaram wi siddit yi di dagg yax yi di dagg yàpp nit ki ba na muy génne. L'ange de la mort et ses subalternes l'emballent dans un sac à poubelle ramassé en enfer pour mener cette âme salie, souillée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Durant tout le trajet, son odeur nauséabonde, indispose, pollue l'univers. Arrivé au ciel, on lui refuse l'entrée. Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'ange de la mort, ramenez-le sur terre. Inscrivez son registre au Sijin, au fond des 7 terres. Sur ce, l'ange jette l'âme dans le vide. Et l'âme va réintégrer le corps dans la tombe pour répondre de ses actes à l'interrogatoire de Nakir et Munkar. Yal nañ yàlla taxaw ci jataay yi noonu bu ñu ko génnewee yaram wi jëloon nañu benn mbuus moo xam ne mbuusu mbalit la ñu jëlee ko safara ci la ñu koy dugal rek lëmas ka yanu yóbbu xet ga foo romb gëndale na ñu nga jëm asamaan di ko yóbbu ci borom bi yonent asam nee na bu ñu yegsee ba asamaan bi tiim sunu àdduna bi ñu tëj bunt yi ni moom bu mu fi dugg yàlla ni leen uktubu kitaabahu fi sijjiinin fil ardi sabia mu ni bind leen téeréem ci sijjiin mooy suufu juróom-ñaareel bi gën a suufe wa aiduhu ila al ard moom jarul muy yegsi delloo leen ko ci suuf na dellu bàmmeelam ñu sànni ko noonu la naan cëpp ci bàmmeelam duggaat ci yaram wi Munkar ak Nakiir dekkal ko ngir laaj ko ay mbir. Retenons, frères et sœurs de Kalimatul Haq, le prophète alayhi salam nous a dit, l'homme sage est celui qui se contrôle, se surveille et agit pour l'au-delà, tandis que le perdant, le malheureux, le damné est celui qui suit ses passions, puis place de faux espoirs dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mbokk képp kenn ci nun na téye bu baax lii yonent bi alayhi salaam wax na mu ne al kayyisu man daana nafsahu wa amila lima ba'dil mawt mu ne ki nar a texe mooy ki nga xam ni day atte boppam di luññetu boppam lu mu def lu nekk mu ngi xool lu tax ma def ko ndax baax na wala baaxul ba pare lu muy def lu ne mu ngi ci sédd lan la may jural bu ma deewee gannaaw dee mu ne ki alku nag al ajizu ki lompañ mooy ki nga xam ni moom atbaa nafsahu hawaahu thumma tamanna ala llahi at tamanni moom dafay topp bànnee xam lu ko neex def loo ko wax mu ne noo dara newu ci garaawul yàlla yërmandeem yaatu na mu ne noonu lay toppe yaakaar boo xam ne tegu ko fenn ci yërmande joo xam ne yàlla tëj na bunt bi ci moom. Et suratul Qiyama de conclure par 3 questions qui s'adressent à chacun de nous, pas seulement aux mécréants, croyants, mécréants, qui que tu sois, jusqu'à la fin du monde. Cette question s'adresse à toi. La première nous dit, crois-tu que tu as été créé pour rien, sans que tu aies à rendre de compte de tes choix? Première question. saar wi nag di tëj jataayu bis penc ci ñetti laaj yoo xam ni képp ku mu yàlla bind rek laaj na la ko ci nit ak jinne bi ci njëkk mooy ayaxsabul insaanu an yutraka suda ndax yow mii may déglu jàkkaarloog man nii da nga yaakaar ni yàlla dafa la bind rek boyal la yow amul dara lu mu la sant amul benn santu la benn liggéey. Deuxième question, n'étais-tu pas un spermatozoïde sur 300 millions de spermatozoïdes éjaculés? N'étais-tu pas un embryon
qu'Allah subhanahu wa ta'ala façonna dans un utérus, puis fit de toi un mâle ou une femelle. ñaareelu laaj bi yàlla laaj ma ka laaj la ka mu ne alam yakun nutfatan min maniyyin yumna mu ne ndax yow nekkuloo woon benn mani ci juróom-ñaari téeméeri millions yi mani yoo xam ni mooy génn ci benn toq buy génn ci góor thumma kaana alaqatan gannaaw ga nga nekk benn lumb ma denc la ci urumu jigéen fa xalaqa fa sawwa ma bind la foofu ci biiru sa yaay bind la defar la ba nga jekk fa jaala minhu zawjayni az-zakara wal unsa ma def la góor wala jigéen da nga foog ni yow góor gi nga nekk yaa ko def sa bopp wala jigéen ji nga nekk yaa ko def sa bopp sama tànneef la man yàlla. Troisième question, celui qui t'a fait vivre ces vies n'est-il pas capable de te faire revivre après la mort? N'est-il pas capable de te faire revivre dans la tombe après que tu sois devenu poussière? À la lecture de ce verset, la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, disait toujours Subhanaka Fabballah, gloire à toi, pureté à toi Seigneur, oh que si tu as le pouvoir de nous ressusciter. Mbokk yi yàlla mu ni ci ñetteelu laaj bi alaysa zalik ndax ki la defal dund yi nga dund yëpp dund mani dund ci biir dund yoo xam ni mënoo ko comprendre ndax kooku alaysi bi qaadirin ala an yuhyiyal mawta ndax mënu la dekkal boo deeyee ñu dëxëñ la ci biir bàmmeel ki la dundal ci biiru jigéen mënu la dundal ci biiru suuf si. yonent bi alayhi salaam tontu mu ni subhanaka fa bala subhanaka tudd naa sa cel aha kañ yow yaa mën a dekkal wér na ni daanu dekkal. Dans la sourate Maryam au verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ton Seigneur te dit te ramener à la vie après la mort, après que tu sois devenu poussière est plus que facile pour moi, car je t'ai créé auparavant à partir de rien du tout. Mbokk mi nga dem suratu Maryama laaj bi yàlla tontu ci mu wax ak man wax ak yow mu ne kadhalika qaala rabbuk lii la sa borom wax nga de est-ce que mën nañ ma dekkal bu ma demee ba sey huwa alayya hayyinun loolu dafa yomb comme li xale lu njaayeen di wax comme ñeexu ñebe waxat xalaqtuka min qablu walam taku shay'a ndax yow binduma la woon lu jiitu te nekkoo woon dara amu fi ma bind la. Enfin les 40 versets qui composent cette sourate, parce que sourate Qiyamah comprend juste 40 versets, nous rappellent les 3 fois 40 jours de notre création dans le ventre de notre mère, comme le prophète alayhi salam nous l'a révélé. Mbokk yi saar bi ñeen fukki laaya la ñeen fukki laaya yooyu junj la fàttali la ci li yonent bi alayhi salaam wax mu ne kenn ku ne ci yéen bind nañu ko fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu alaqatan misla zalik thumma yakunu mudghatan misla zalik mu ne ñetti ñeen fukki fan la ñu nuy bind ñeen fukki fan yàlla bind nu commencé defar yaram yi yàlla def nu alaqatan jóge ci def nu mudghatan jóge ci nag xalqan axar mu def nu beneen bindaaf fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin waay mbokk yi wallahi la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a toujours raison dans tout ce qu'il dit. Et parmi ses dires, les merveilles de ce Coran sont infinies, inépuisables.
mbokk yi waat naa ko ci borom bi nu bind ne yonent bi sallallahu alayhi wa ali ki gën ci ñi yàlla bind ki gën ci ñi jant bi masa tiim ki gën ci ñi masa dukkat ci kaw suuf lépp lu mu wax dëgg la lépp lu mu wax dëgg la wax na mu ni te bis bu nekk ñu ngi koy gis bu nuy jàng alquran inna hada alqurana la tanqadi ajaibuhu mu ne gis ngeen téere bii di alquran ji nga téye ci sa loxo ay kéemtaanam du jeex maas bu ñëw da nga ci xuus ci géej gi jël ci li nga soxla ci mbelle jël ci li nga soxla ci jën yi jël ci li nga soxla ci ndox ak xorom xudar ni woon Moussa mu ngi mel ni toq ndox ci li nu yàlla jox adduna bi yépp ba adduna di tukki nu ñaan yàlla subhanahu wa taala ci yëkkati sunu jataay joxante ndaje ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci ayu bis yi nu dëgmal ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla boole ci ahlul quran ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na nu leeralal alquran yombalal nu jëfe ko ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla doon suñu ndimbal mbokk yal na yàlla doon suñu ndimbal yal na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yal na nu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yal nañ ci yàlla musal defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam suturaam yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg bokki lu nu am yal na nu am yàlla lu nu ñàkkit yal na nu am yàlla bi jaa'i nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa habibina wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi yow